asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di kontaan di rafetlu ànd bi comme samedi bu jot fi ñu koy defee rek ci page Kova vraiment am mbégte jàkkaarloote ak yéen ndax wax naa ko dafa dem ba dafa nekk li nga xam ne mooy routine wala bu ñu neexee ñu tuddee ko habitude tey mënatul ñàkk tey mënatuñoo toog tey duñu jàkkaarloo ak yéen. ndax loolu moom xas na ba am ba noppi ñu leen di bégee yéen tam ngeen ñuy bégee bu baax xam naa ne nag du yàgg dara ñu daal di fii ñëw dalal ki nga xam ne moom mooy Amadou Diop Da Fashion Thierno Thiam maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax maa ngi mbégte ci jàkkaarloo bi donc xam naa ne du yàgg dara voilà. thème bi nag mi ngi nekk le développement de la mode sénégalaise sur le plan national et international waaw Thierno ziar naa la bu baax a baax a baax waaw naa ni léegi daal suñu invité daal di ñëw moom Amadou Diop Da Fashion tey moom lañu dalal ko defee ñu daal di ñëw fii waxtaanee ko Thierno maa yaa ngi am jàmm naka ndoguli Thierno maa jàpp la gars yi de nee nañ léeg-léeg moom boo ndogo ba pare da ngay xaw a nege gars yi de loolu lañ wax xaw ma ba xam nag dëgg la waaw wala déet en tout cas ñu ngi leen di béggee wax naa ko léegi ñu ngi leen di kontaane ku ci nekk rek vraiment di am mbégte. Mais ça c'est PDG, ça c'est Mamadou Diop, ça c'est Mamadou Diop. Mamadou maa ngi lay ziar Mamadou maa ngi lay ziar bu baax di am mbégte di jàkkaarloo ak yow Thierno mais Thierno maa ngi lay béggee bu baax. déggee naa la bu baax Thierno xam naa Amadou Diop Da Fashion léegi mu ñëw bu ko defee ñu waxtaanee ko mais Mamadou ci loo ne Mamadou naka confinement bi Mamadou temps yi koor gi dafa mel ni dalaa jàpp de Mamadou koor gi dalaa jàpp dafa mel na de may leen mu tuuti rek fi mu ne dafa nekk di bind thème bi moo tax may xaw a kii nii waaye bu ma paree rek incha allah daal di jàkkaarloo ak yéen voilà saay koor gi de dafa mel na ñëpp la jàpp kon koor gi daal Mamadou dafa mel na ñëpp la jàpp koor gi daal dafa mel ne ñëpp la jàpp quoi mais dafa mel ne Amadou Diop yegsi na yéen 3h50 ngeen di commencé pare ban heure waa Amadou Diop xaaral ma ñëw jël la kooku nag c'est Amadou Diop Da Fashion Amadou maa ngi lay bégee bu baax xaar ma ñëw léegi jël la bu ko defee ñu jàkkaarloo ma ak yow ay ci Amadou Diop la envoyé ma demande waaye
envoyé ma demande bu ko defee ñu waxtaan si. ana Amadou Diop sax ay ci Amadou Diop boo accepté rek ñu dem mais Matar Sylla xari Diop. waaw Mbaye maa ngoog Mbaye maa ngi lay ziar mais ci loo ne. maa ngi nii di sant yàlla. maa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax yéen nag baa yéen a ngi am jàmm. waaye ñoo ngi nii rek mais déwénati baal ñu àq. baal nañ leen àq baal leen ñu àq ñu nit. yal nañu yàlla boole baal sama xarit bi. Mbaye maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. bilaay Philippe. di kontaan bu baax a baax. bilaay Philippe. ah mi ngi noonu xanaa. waaw daal di am mbégte daal di kontaan wax dëgg yàlla. daal di am mbégte daal di ma ne daal di am mbégte rek daal di kontaan. wax dëgg yàlla di jàkkaarloo ak yow. ndax lu tax ñuy am mbégte jàkkaarloo ak yow. mooy li nga doon ci réew mi. waaw mooy li nga représente ci réew mi. mooy li ngay def ci réew mi. mooy sa tolluwaay ci réew mi. mooy tey fi nga yóbbu li nga xam ne mooy mode sénégalaise. yow nag yaakaar naa ni kenn dootu la présenté ci réew mi Amadou Diop Da Fashion. ndax tey lu tax kenn dootu la présenté mooy sa liggéey. sa fulla sa fayda. sa représente Sénégal partout dans le monde. donc tey yow lañ fi dalal thème bi nag di le développement de la mode sénégalaise ci maanaam wàll national ak international yëpp. xanaa bàyyi la rek nga nuyoo bu ko defee ñu daal di jàll nag ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakatu Mouhamed Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci invitation bi nga ma defal fii ci page waa SN. di bëgg lool di la déwénatil di la baalu àq. di baalu àq aussi di déwénatil bépp internet boo xamante ne mu ngi nekk en direct tey jii nii ci page Kova ñu war a waxtaane lu jëm ci wàllu mode ak développement wu mode ici en Afrique particulièrement au Sénégal ñuy kontaan lool ci invitation bi di rafetlu tamit seen liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def ci page Kova mu jëm ci lu jëm ci promotion ak développement lu jëm ci wàllu mode sénégalaise mu war a wasaare ci àdduna bi yëpp ñu ngi kontaan lool ci honneur bi ngeen ma defal tey jii nii ma war a ñëw toog ñu développé ci wàllu boobu noonu. en tout cas ñun ñoo la gën a kontaan ñun ñoo la gën a kontaan parce que li tax ñu am mbégte wax naa ko léegi tey léeg-léeg nga fekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla amul jot. mais nga topp si moom ba mu nangul la invitation boobu yaakaar naa nag loolu bu ma koy wax j'ai fait allusion à toi. tey jot gi mayewu ko liggéey bi bari na waaye bañ la sàkkoo itam ñaan la vraiment may nga nu ko ndax xëy na lu ñu sekk ak li nga xam ne tey moom la ci ñi ñuy seetaan di jëlee. donc tey bu ñu bëggoon xam tey kan mooy Amadou Diop Da Fashion tey lan nga ñuy wax tey. waaw Amadou Diop Da Fashion buñ ko bëggoon xam. Amadou Diop da di doomu réew mi di doomu sénégalais. juddu sénégalais bàyyi ndey sénégalais bàyyi sénégalais di lébu. bokk ci askan bu ñuy wax lébu. juddu fii ci Ndakaaru. bokk ci ñi nga xamante ne nii dañuy góorgóorlu. di liggéey ngir am lu ñu indi seen réew développer seen réew. ci wàllu bu ñuy wax wàllu ñaw. muy la mode. muy métier boo xamante ne dañ ko teel a jël ci suñu àdduna ndax dañoo nekk xale rek teel a ràññee rek ñu orienté ñu lu jëm ci wàllu ñaw. donc buñ ko doon wàññi tey jii ci suñuy at mën naa ne bi ñuy laata am genn wàllu at bi ñu am actuellement dugg nañ ci lu jëm ci wàllu mode. donc nag ñu teel ci dugg. mais ñu teel ci ràññee aussi dañ ci teel a ràññee ndax lan la ñu teel ci ràññee mooy dañ ci dugg dem di xooli ñaw
defi ji apprentissage dans les petits ateliers du coin maanaam atelier wu koñ yi lu ñu njëkk a dem bi ñu demee ñu xool lan mooy poso ak wëñ ak ciseau ak machine ak ñaw pour li nga xamante ne mooy constituer yére donc nag bi ñu demee ba découvrir ñu daal di xoolaat suñu ambition parce que bi ñu xëyee ne dañuy bàyyi jàng ñëw waxtaan suñu wayjur nga xamante ne boo bokkee ci famille boo xamante ne famille bu modeste lañu ñëpp say wayjur xamuñu lu dul jàng école dem université yeey diplôme nekk ci daan sa doole ci wàllu jàng maanaam nga xëy suba ne da ngay bàyyi loolu doonul woon lu yomb mais heureusement yàlla may ñu papa joo xamante ne nii dafa amoon esprit de dépassement bi ñu ñëwee ba waxoon bëgg a def daf ñu cee ñaanal mu ñaanal ñu si daal di ñuy ci wax kaddu yoo xamante ne ni kaddu yooyu defe naa moo ñu may jom bi ñu am ba tey jii nii bu ko defee bi ñu ci demee ba nga xamante ne njëkk nañu côtoyer yenn atelier de couture ku ñuy wax Makhtar Diouf nekk Tëngéej ak rahmatullah alayhi sama kilifa gi ñuy wax Abdoulaye Diagne yàlla na ko yàlla yërëm te yokkaleeram nekk Tëngéej ba ñu jógee si seeni loxo ba ñu testé xool ne ñun suñu ambition du toog ci atelier wu koñ ambition bi ëpp na loolu ci la ñu toog di gëstu ndax ñaw warañ ko mën a jàng ci ay institut dëgg neex yàlla defal ma chance comme que dama bëri woon tànk benn tànk Dakar laa woon benn tànk Tëngéej su ma daan dem Tëngéej P15 jamonoy Sotrac mu ngi daan daw route de Rufisque bi yaa ngi fàttali ko loolu waaw li ma lay lu yàgg la lu yàgg la xale yi mel ne Mamadou Diop xamuñu loolu xale yi mel ne waaw Sotrac Mamadou Diop xamul Sotrac sama doom bi tam maa ngi koy nuyu maa ngi ñëw ci moom ci kanam bu ko defee bi ñu jëlee 15 ñuy daw ci route de Rufisque bi ñu gis école nationale maritime nationale mais en même temps ñu bind institut coupe couture et mode ma ne waaw mode dañ koy jàng ci ay institut xaaral mais boobu bus bi rëcc na ma ba ñu romb école à mon retour ma teel a armé wu jël sama kay 32 pages ak big bi pour mën a jël numéro téléphone bi waaw mu ngoog bi bus bi ñëwee ba ji foofu li ma njëkk a def mooy sëpp ci kii bi rek pour mën a xool numéro bi bind ko 832 34 16 loolu dama ko fàtte ba tey mukk ci àdduna macha allah bala ñuy dem ba ci biir nga ma koy poser question dëgg waaw loolu la waaw man xam nga tey li tax ma am mbégte pour te montrer xam nga ne loolu yàgg na 832 waaw yàgg na 32 34 16 école ñi jàng institut couture et mode ñooñu xam nañ numéro boobu moo existé ba léegi dëgg la macha allah dëgg neex yàlla te jamono yooyu amul woon sax 832 34 16 la woon amul woon. waaw woon. dégg naa loolu yàgg na loolu wax naa ko léegi xale yi mel ne. ndeysaan bi ma wàññeekoo ba ñëw yegg si ci kër ga. ma woote j'ai eu la direction ñu ne ma école bi école état la. on fait de la formation en couture. Technicien de l'habillement. qui est une école étatique qui est fondée depuis 1972. ma ne bon ñu ne ma mais école pour nga dugg fii il faut nga def concours. concours d'entrée. Et là présentement concours bi passé na. li fi nekk mooy auditoriat libre. auditoriat libre mooy maanaam tey ji da ngay ñëw inscrire di fay par mois mais cours pratique rek ngay def d'enseignement général donc. waaw d'accord. ko def. waaw ma ne ko amul ma l'essentiel naa dugg ci école bi. waaw jour bi ma ñëwee di inscrire nekk te malheureusement jour bi ma ñëwee tamit inscription yi passé na. ma découragé bay gën di ñibbi. wallahi directrice bi ne ma non inscription passé na lundi la ñuy commencé jàng. parce que mais man woote na et on m'a dit de venir vendredi c'est pour ça j'ai eu la secrétariat. secrétaire bi ne c'est vrai man sax man ma jotoon ma rappelé wu ko. ma ne ok du sama chance. de toute façon nit moom doo jot lu sa wërsëg ndax man noonu laay fonctionné. dëgg la moment bi ma génn di dox di dem mu yàgg rek ma dégg secrétaire bi di ma woo ma gestu mu ne ma yow ñu wax la rek nga dem doo sax toog négocier ma daal di reetaan ndeysaan mu ne ma
santal yàlla bi nga doonee góor ma nekk lu tax mu ne parce que école bi dañu am problème mu effectif góor ndax raar nañu gis ay góor yi def formation couture. waaw. alhamdulilah kon dëgg la alhamdulilah. loolu moo ma dugal ci école bi c'était en 94. dëgg la ma lay wax ne c'était en 1994. loolu yàgg na trop. donc te boo duggee da ngay def formation brevet technicien de l'habillement ngay def. waaw loolu bi ma ñëwee tekkil ñu loolu. brevet BEP. brevet d'études professionnelles technicien de l'habillement. voilà maanaam xam nga tey jii nii formation professionnelle lu tax mu yéeme mooy. da ngay ni ngay amee dégg ñu naan certificat CEP. CEP ni nga koy déggee. noonu la amee CEP professionnel. ni ngay déggee BFM. noonu nga amee brevet professionnel. ni ngay amee BTS. noonu nga ko mën a amee dans la mode côté stylisme. donc nag ñun bi ma ñëwee man j'ai eu la chance ma def la formation mais. bu ñu fàtte ne bi ma ñëwee dama doon auditeur libre donc je pouvais pas faire la formation. théorie complète. théorie doo ko théorie bi rek laa doon pratique rek laa doon def mais mënu ma woon def théorie bi mais dama soboon. man daal bu ñu heure bi ma jëlee ba jot emploi du temps bi cours yëpp laa commencé di ko jàng Mouhamed Mbaye. maa la wax loolu te yow leer rek lañ la waxoon pour nga koy def. leer rek lañ ma def pratique bi man l'essentiel dugg naa ci école bi ñu la ma fu professeur bu ubbi classe am ma ñëw dugg. ca mat ba. ci mat ba ci français ba. ci anglais ba ci comptabilité ba ci EPS ba kañ. maa ak ñoom rek. ci EPS ba yaa ak ñoom. EPS ba laa la wax. mayu ma leen éducation physique bi mayu leen dara. maa la wax loolu. en tout cas wax naa ko léegi wax naa ko léegi rappelons que nous sommes sur la page Cova donc di def direct ak le grand styliste ki nga xam ne kenn dootu ko présenter Sénégal muy Amadou Diop Da Fashion. amul benn artiste Sénégal bu mu musul ñawal amul dëkk bu nekk Afrique boo xam ne demu fa teg fa tànkam tey soit dafa défilé wala ñu invité ko ci défilé donc nag tey dafay am solo torop tey ñun ñi seetaan tey ñu ànd ak dëgg bu wér parce que man sama bopp man tey gëm naa ni peu de parole parce que lu tax peu de parole mooy li ñuy déglu ak li ñuy jàng moo nar a ëpp donc juste nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñoom ñëpp Rokina Diouf suñu waaw gis naa fi sama mbokk yu bëri ñu ngi nuyoo waaw Mamadou Diop Kofa sama doom bi initié lii moom tamit dinaa ñëw ci moom ci kanam tuuti ci kanam ñu ñëw ci moom ñu développé mu ngoog mais maa ngi gis sama mbokk yu bëri ku mel ni ay Mouhamed Ibnou Diallo maa ngi gis Mamadou Wade nag muy sama benn doom boo xamante ne nii mu ngi depuis Espagne après naa ñëw ci moom ndax bi ñuy def nii moom actuellement mu ngi Espagne mais kooku dafay am solo ma waxtaan ak ma tudd ko mais dans l'avenir dinaa leen mettre en rapport ngeen jël ko ndax moom Espagne la nekk def foofu couture jeex na loolu mais actuellement guddi na si ñoom mais il tenait à rester sur place pour mën a seetaan yëf macha allah mais maa ngi nuyu internet yi yëpp di kii mais le temps que ñu développé wu rek après ñu mën a kii ndax temps bi dafa gaaw bu ñu fi bëggee nekk di cité tur yi rek duñu fi jógee tey. dëgg la en tout cas mi ngi noonu wax nañ ko léegi te ba léegi duggaguñ ci thème bi. ba léegi waaw thème bi ñu ngi ciy ñëw damay résumer rek damay daal di résumer rek. Amadou ñun yàqamtuñu de ñun xanaa xamoon ni résumé bi tey dama bëgg résumé bi nga xam. da nga ko bëgg a détaillé. waaw kay parce que lu tax résumé bi parce que dama bëgg. xale yi nga xam ne tey. dañoo nekk ci mode di bëgg a dem ca kaw xale yi nga xam ne tey dañuy bëgg mode di ko bëgglu war nañu am benn cursus boo xam ne tey wala topp ay ndaanaan yoo xam ne war nañ leen mën a teg ci code tey bëri na ci xale yoo xam ne dañuy tëb rek waaw man léegi styliste la jànguñu ko fenn gëstuwuñ ci kenn et loolu nag c'est important parce que léeg-léeg ñu ne nit dana ban a jàng métier waaye waaye ku ko jàng am expérience lool ba raw koo xam ne sax jàng na ko donc nag am na solo xale yi bàyyi xel ci yooyu soit nga jàngi ko wala nga dem tarbiyu ko jàngi ba pare la mu xam la mu mën mu sotti la ko Amadou yeggaleel waxtaan bi question yi di dugg par ndànk-ndànk ñu bañ ko résumé ko naa ñu dem rek ko naa jëlal sa temps tepp yàqamtuñu dara jeex na bu ko defee nag bi ñu continuer suñu formation
waaw bi ñuy continuer suñu formation comme ni ma la ko waxee rek ñu ngi woon ci enseignement général bi en même temps d'ailleurs sam papa bi ma ñëwee ne ko dañuy defaale enseignement général il était tellement content parce que bi ma ko waxee dama bàyyi woon sama jàng xam naa ne amoon na lu ko métti mais waxu ko mais bi ma ñëwee ba tegal ko programme mu formation professionnelle bi on avait plus de 15 matières. macha allah. 15 matières yoo xamante ne da ngay am théorie mais en même temps nga amaale pratique bi en même temps. macha allah macha allah. donc nag c'était pas du tout évident aussi. parce que niveau sama pour dire vrai niveau bi dépassé woon na un peu parce que j'avais pas ce niveau là aussi. parce que dama teel a arrêté samay études. voilà donc bi niveau bi dépassé woon na ma mais li sama doom Mamadou Diop bind léegi détermination bi daf fi nekkoon. il a fallu que may wàcc chaque soir di dem di def ay cours de rattrapage pour mën a am benn niveau bi. voilà am benn niveau bi mais rattrapage ba ma doon def di jàng ji moo ma permettre. bi ma defee sama formation ba ñu ñëw yegg ci def examen. direction bi daal di def conseil des profs. ñu daal di ne ñoom dañu am benn élément boo xamante ne nii. il fait partie de l'un des meilleurs élèves de l'école. macha allah te formation bi mu def diplôme d'école rek lay am. bu ñu ko bàyyee mu dem pertement wu école bi lay doon. ñu def benn conseil des profs daal di ne est-ce que duñu demander ministre de la formation professionnelle. pour ñu jël kaawu Amadou Diop exceptionnellement pour que mu mën a def formation wu examen wu état bi. examen d'état demandé ma quand ils m'ont demandé pour examen bi donc ma ne leen ça me fera plaisir. donc ñu daal di def lettre bi adressé ko le ministre de la formation. bi ñu ko joxee ministre de la formation expliqué cursus bi le ministre la accordé. pour que ma def examen approuvé ko donc ma sant yàlla ñëw def examen bi effectivement daal di bokk ci doon major de la promotion ci année boobu noonu. macha allah macha allah 16e na. macha allah mais bi ñu génnee c'était bul fàtte dama ne woon brevet la ñu yemoon instant boobu. waaw on faisait BEP juste bi waaw. l'examen de BEP. foofu la yemoon rek ak président Abdou Diouf daal di ne léegi Sénégal nañuy former ay stylistes. waaw. parce que daawuñu former styliste da nga daan xëy styliste amul woon daaw am diplôme daaw am dara ñi daan am diplôme ñëpp ñi fa génne brevet BEP la ñu am waaw bi daal di ñu demandé ne nañu defaat beneen test d'entrée encore pour faire la formation stylisme modélisme c'était en 96 ñu ñëw ñu def test bi ñu génn réussir ko man sama ay camarades on était 14 étudiants ñu def ko pendant 2 ans encore pour am brevet technicien en stylisme modélisme muy BTS. BTS waaw. bu nga xam ne boo ko defee booy génn da ngay def sa mémoire d'étude fin d'étude. waaw. ñu doon première promotion bi nga xam ne moo njëkk a am. diplôme Sénégal styliste au Sénégal. c'était en 98. waaw. li ci gën a yéeme. première promotion. ñu def booy génn Mouhamed da ngay soutenir. comme ni ngay nekk université. waaw def normal waaw soutenance. da ngay def mémoire ngay bind. dafa say document devant un jury. jury boobu keroog je me rappelle bien il y avait Collé Ardo. il y avait Binta Salsao. il y avait Lay Diara. il y avait le directeur des arts monsieur Badiane que je rends hommage. il y avait les professeurs de l'école nationale des arts. ñu war a toog taxaw jàkkaarloo ak ñoom. ngay wax pour def ñu mémoire fin de fin d'étude. macha allah ñu posé ñu ay questions yu dul jeex du xaaj mais ci kaw soutenance bi da ngay présenter wala benn collection buy accompagner mémoire. waaye gis nga mu xam lu ci gën a yéeme. waaw. avant ñuy def dañu ne. waaw. comme que 14 étudiants lañu. waaw. te première formation la. waaw. xam nga il faut mu am premier jour. dëgg la. il faut mu am premier passage. waaw. léegi nag ñu ne nan la ñuy def nag léegi pour déterminer kan mooy njëkk a jàll parce que 3 jours la waroon durer. waaw. duuta sec lañ ko doon defee. waaw jour bu nekk am mais bi ñu ñëwee Mohamed. mu ngoog ñu ne léegi am ko jug daal di ne léegi ni ñuy def mooy nañ ko def par ordre alphabétique rek ma tëb. ne déedéet diñ ko fi defee noonu.
ordre alphabétique du fi amee. waaw ne duñ ko fi defee kon ma daanu. waaw benn instant. Mouhamed ordre alphabétique bi ma bañ ba tëdd. ñu wax taman bu dee A maay génn. bu dee D aussi ñeneen ci des ñëpp sama sant moo jiitu woon. waaw maa jiitu woon. ñu def ko conseil des profs waxtaane ko ba sonn mujj gi décision direction bi ñëw ne nous sommes désolé mënuñu def tirage au sort nañ ko def ordre alphabétique. allahu akbar. wallaahi. Mouhamed Mbaye li nga doon la ma doon bañ. premier jour première promotion maa war a njëkk jàll première heure. ma tuddee sama bopp le cobaye des cobayes. non laa tuddee woon sama bopp le cobaye des cobayes laa tuddee woon sama bopp ndax ñun suñu formation ñu ko tuddee woon les cobayes lañ tuddee woon suñu formation les cobayes lañ ko tuddee woon. waaw léegi ma tuddee sama bopp le cobaye des cobayes. mais gis nga mu xamee loo def rek nit ki lu la yàlla may rek sante ko yàlla daal ndax lépp. boo demee ba tudd ci ngay xam njëriñ li waaw ndax ba ñëwee ci premier jour bi première heure bi ma war a njëkk a soutenir. déjà jury bi ñoom dañoo réeroon. ndax lii war a ñëw ñu war a ñëw jàkkaar lool lu bees si ñoom musuñ. dëgg la ndeysaan musuñ ko gis waaw. donc man durant pendant 1 heure de temps sama présentation Mouhamed Mbaye jury bi dañ ma déglu ba ma jeexal ma wax ba ne xateet. ba daane def sama présentation bu jekk yoon def ba mu rafet. présenter sama collection ba mu kii ma armé wu nag di xaar. pour ñu poser ma ay questions. nga mën cee tontu waaw. mu ngoog maa ngi dencoon sama xeetu réponse yoo xamante ne ni fas yéene jàkkaarloo ak ñoom. waaw mais ndeysaan li yàlla def jury bi daal di may remercier. ne ma ils sont satisfaits. ils n'ont pas de questions. xam nga question waaw macha allah amuñu question. waaw damm nañ ma wax nañ ma daal conseil yi ma mën a apporter. ak orientation yi ñu mën a jox. mais daal amuñ benn question. amuñu question macha allah léegi nag sama promotionnaire yi nekk sama ginnaaw ñëpp. ñee ngay jooy ñee ngay xëm. waaw ñee ngay xëmaliku ndax ñu ngay ñëw. mérite bi yaa njëkk a jàll. maa la ko wax mais Mbaye ba ma paree ba génn ci. ndekete yoo coow li après man la. gis nga ña jàll sama ginnaaw. yaay gis ku ñuy poser ay question mu jooy bañ nekk dama nga sëlmu ñu ñëw taxawaat jàkkaarloo wax. wallaay. moo tax ma ne nit loo am sant yàlla vraiment foofu daal la ñu jaaree ba génn suñu promotion doon major suñu promotion. macha allah daal di commencé nag am xas suñu carrière professionnelle. daal di lu njëkk a def nag mooy côtoyer le milieu professionnel avec les professionnels de la place. ñu ñëw léegi Amadou may ma foofu. parce que li tax ma bëgg nga may ma foofu. mooy tey da ngay dugg fu am solo. tey bu nga génnee ci formation bi daal di ñëw nag war a intégrer ñi nga xam ne mooy professionnels yi ñi nga xam ne tey ñu ngi ci métier bi yàgg ci di ci def lu doy waar est-ce que intégration boobu yomboon na Amadou? non Mouhamed yombul woon boo bëggee dégg non c'est pas du tout facile. waaw parce que lu tax loolu ma laaj la ko mooy tey ñun dañoo jaar ci loolu tey ba ñu dëgmale nekk ay animateur balaa ñuy reconnaître comme ay animateur wala sax sunu ay nawle di ñu gis comme animateur da ngay daj lu nekk looloo tax question boobu man ma téye woon ko man parce que bëgg naa tey Amadou tey nga ñëw ci tey nga ñëw ci vraiment tey nga ñëw ci waaw mais li nga wax noonu dafa am solo parce que intégration boobu noonu yombul woon mais xamul tax école formation professionnelle bi daf ñu am leen apport boo xam daf ñu ko apporter boo xam daf ñu faciliter mooy bi ñuy def suñu mémoire fin d'étude dañu demandé woon que étudiant bu nekk na nga dem jël benn styliste de la place mu doon sa parent waaw pour mën la accompagner ci sa mémoire loolu baax voilà donc man ma gisoon ku ñuy wax El Hadj Kébé El Hadj Kébé doon un grand couturier Maadou jamono boobu ñëwal Papa Thione jërëjëf El Hadj Kébé boobu waaw El Hadj Kébé boobu le grand maître nga xamante ne lu Abdou Diouf musa sol jamono boobu moom moo ko ñëw ak madame Abdou Diouf qui est un maître un grand maître avec un grand M un grand couturier te dinañ ci développé waat dinañ ci développé waat parce que moom mooy le maître tailleur des présidents
de la République africaine et aussi képp kuy autorité notoriété ci Afrique rek yaa ngi sol costume actuellement bu ñuy wax sur mesure bu ñuy wax sur mesure rek ah ci toute couture il est le meilleur ni ko gars yi wax il est le meilleur El Hadj Kébé waaw il est le meilleur mais xam nga bi mu fi ñawalee Papa Thione ñu baal ma rek parenthèse bu ndaw gars yu bëri dañoo jëloon costume bi xaw ko stigmatiser tuuti di ci wax ak di ci kii alors que gars yi comprendre ne que haute couture moo toll foofu. waaw c'est-à-dire côté boobu noonu Mouhamed xam nga dafa am loo xam nit ñi dañ ko xamul mooy ki ngay ñawal ak ki lay ñawal ak ki ñuy ñawal dafa am loo xamante ne yow miy ñaw tey jii nii bu fekkonte ne xam nga nit ñi couleur rek la ñu xool mais bu leen yàlla mayoon chance ñu jege ñaw bi ba gis ko de près dañu xam ne ndaanaan ñaw na waaw comprendre naa waaw bu ñu gisoon ñaw bi de près finition beeg yooyu finition beeg bu ñu gisoon ñaw bi gis ko jàkkaarloo moom de près Papa Thione li tax mu dem ñawlu ci benn ñawlu ci 60 ñawlu ci 40 ñawlu ci 50 Papa Thione daful de li mu def xam na ko de waaw ñaw ci benn ñaw ci ñaar ñaw ci ñett ñaw ci ñeent ñaw ci sax 20 ay la si ñaw 60 mais d'accord mais waaw léegi ñu ci xam nga dafa am loo xamante ne dañ koy fàttali wax les goûts et les couleurs ne se discutent pas dëgg la foofu Papa Thione moom la El Hadj ñawal dëgg la selon guwam selon bëgg-bëggam waaw dafa amoon lu Thione bëggoon moom lañ ko doon moom la ko ñawal waaw comprendre ba sahélien la xawma sahélien la bëggoon et li indi ci kii bi rek c'était les couleurs yi nga xamante ne moom la ci choisiroon te mooy li ma wax ne loolu voilà loolu choix wu Papa Thione la woon mooy li ma wax rek léegi ne les couleurs et les goûts ne se discutent pas ku nekk yaa sa choix wu bopp tey jii yow Mouhamed Mbaye boo ñëwoon di ñawlu ci moom lu ma la ñawal il faut nga am loo xamante ne nii sa particularité bopp la yow dëgg la ndax nit ki boo koy ñawal moom ngay ñawal nit ki ngay ñawal ñawaloo ñu koy xool waaw dëgg déedéet nit ki ngay ñawal voilà di nga ko conseiller nag di nga ko mën a apporter sa conseil mais parfois client bi dana la poñe foo xamante ne nii da ngay obligé de defal ko li mu bëgg dëgg la noonu la ñëpp xam nañ ne nitu principe la ci léppam par rapport ak surtout nag ci ñaw toujours saa yu ñëwee rek ay xaftaanam sax su génn da ngay gis ne am na benn particularité dëgg la mais sax nag Amadou dëgguma la mais sax liñ ko ñawal loolu aussi dafa bokk ci mode parce que foog nit ñi bañ a confondre ni que tey xëy na mais loolu la voilà dafa mais ça rien la ko ñawal ça rien mooy li ma la wax rek te wallahi du question li mu doon sama mentor wala li mu doon sama parrain mais il est le meilleur macha allah il est le non man kay li nga wax parce que li nga wax Abdou Diouf veste croisée bu mu mës a sol moom moo ko ñaw laa ilaaha illallaah waaw ba ci suñu actuel président bii nii ah na nga xoolaat ay yéreem kon nag ak ñi ko wër laa la wax kon nag El Hadj ndaanaan la parce que lu tax moo ne nag soriwu la xoola oui soriwu la loolu danañ ci waxaat soriwu la te dinaa fexe ba nga dem atelier am yow noppil loolu yàgg nga koog man loolu yàgg nga koog man yàgg nga maa jàpp sama loxo wala ne ma Mbaye fekk ma fii maa yow ñu tase nga am noo def ñu am nu def loolu moom xam naa ne duñ ko wax fii ci kaw ndax bu ñu waxee fii ci kaw classe Mamadou Diop gi dañuy bëgg a teel a xam yaa ngi dégg te loolu yëfi mag la sama doom waaw sa doom waaw day bëgg teel a xam te loolu yëfi mag la en tout cas ñun déjà dañu kontaan parce que lu tax ñu kontaan mooy tey baax na tey peut-être ñu dugg ci détails yi mais itam am na solo tey ñu préciser ni que tam sunu njiitu réew yi tamit vraiment ñuy def consommer local lañu parce que lu tax loolu dëgg la tey dëgg la moo fis dinaa la yóbbu ci El Hadj Kébé t'inquiète pas waaw bëri na ci ñoo xam ne tey bëri na ci ñoo xam ne tey dañu yaakaar ni que ñun sunu njiitu réew yi ñu ngi ñawloo tey Europe wala Chine wala feneen alors que fii lañu koy ñawee man dem naa ci ba dégg benn histoire boo xam ne xaw ma ba xam dëgg la wala du dëgg Black Panther dégg naa même ki ñaw costume yi c'est un Sénégalais loolu nag des na ko vérifier mais xaw ma ba xam dëgg la wala du dëgg mais dégguma loolu nga wax ne dafa ma rëcc nga ne ndax ma ne Black Panther film Black Panther waaw dégg naa ñu ne ki ñaw costume yi c'est un Sénégalais loolu des na ko vérifier nag waaw maa ngi koy dégg nag mais des na ko vérifier
mën na ne en tout cas voilà en tout cas mi ngi waaw noonu xëy na loolu ci waxtaan bi la rek ba tey mais Amadou ñu ñëw nag ci thème bi muy le développement de la mode sénégalaise sur le plan national et international loolu Amadou international mu bëri waaw mu bëri lool waxtaan bu ne ci biir waaw ci wàllu mode fii ci Sénégal mais ci wàllu mode fii nga xam ne moom mooy bitim réew ak li nga xam ne mooy la sous-région ay ci Amadou waaw Mouhamed kontaan naa trop ci loolu surtout maa lu jëm ci wàllu développement wu ñaw fii ci suñum réew Mouhamed premièrement man en personne man Amadou Diop man dama sentir bu baax développement wu ñaw fii ci Sénégal waaw dama ko sentir bu baax a baax parce que xam lan mooy développement développement mooy yokkute dëgg la du mooy yokkute waaw yokkute su amul woon su amul rek dellu ginnaaw moo am qui n'avance pas recule mu ngi noonu wala nga taxaw benn place mais Mouhamed premier exemple bi ma lay jox ci yokkute mooy boo génnee yow sa buntu kër taxaw konteel ma sa ndeyjoor ñaata atelier de couture ñoo fa nekk man sama kër ci boppam am na benn waaw nga xoolaatal ma sa càmmoñ ñaata atelier de couture ñoo fa nekk am na keneen ku fa ne nga xool ma sa kanam fi nga jàkkaarloo ñaata atelier de couture nga fa nekk tout un chacun de nous nag walaay bari na dëgg la ak ku nekk ak la muy ñëw ak ku nekk ak la muy ñëw waaw ku nekk na ak la muy ñëw su ma ko xoolee nag par rapport ak fi nga xamante ne ñaw fa la nekkoon démb ak bërki démb dinaa ne développement am na parce que xamul tax waaw ñaw dafa ñëw dugg ci secteur informel ñu jël ñu radaaru ñu ne secteur informel lañu waaw loolu ma jaaxal d'accord nañu secteur informel mais secteur informel boo xamante ne dafa indil développement réewam nan la indilee réewam développement mooy tey jii nii atelier bi la gën a ndaw ci Sénégal boo demee ci atelier ba di nga fa fekk lu mu gàtt ñeenti ouvrier yuy liggéey dëgg la lu mu gàtt da nga fa fekkaat ñaari apprenti yoo xamante ne ñu ngi leen di former di leen jàngal ñooñu tey jii bu ñu nekkul foofu noonu di liggéey lan la ñuy liggéey kon ci réew mi kenn xamu ko mu ngi noonu beneen bi ci topp mooy sondage ma fi mujj suivre ñu def ko ci secteur informel secteur des économies de développement du pays secteur yi nga xamante ne mooy secteur développement wu dëkk bi économie bi sondage bi ñu mujj def muy secteur artisanal dañu ne couture moom moo gàddu les 64%. waaw 34% yi ci des yeneen secteurs yi ñoo ko jël diviser ko seen biir partager ko seen biir secteur bu nekk jël wàlla mais ñaw kese moom moo jël 64% yi am na solo waaw kon xam nga yokkute am na foofu beneen bi ci topp bala may ñëw ci bala may dem ci sur l'international ñaata boutique gu jaaykatu tissu nga gis ci dëkk bi léegi monde textile ni mu doxee Amadou ba tey ñu ngi ci national ñun génn guñ national fi mu ne waaw ba tey ñu ngi ci national mu ngi noonu nga ne ñaata jaaykatu tissu ñaata jaaykatu tissu nga gis tey jii nii actuellement ci réew mi ñoo xamante ne tey jii nii tax parce que ku wax ñaw waaw wax tissu ku wax ñaw waaw tissu bëri na ay jaaykatu tissu yoo xamante ne sax dañoo dem ba mujj doon ñawkat dëgg la bëri na trop ñoo xamante ne ay jaaykat ñoo xam ne ay boroomi tur lañu actuellement ci réew mi jaaykatu tissu la ñu woon dañoo am na si ñoo xamante nekk ay ñawkat waaw am na si ñoo xamante ne sax seen ay waajur ñoo doon jaay tissu ba ñoom ñu génne ci ay école formation yu mag daal dugg ci secteur mode kon moi je dis la mode au Sénégal a développé nam aussi professionnellement am na ci côté développement parce que xamul tax wàllu ñaw sénégalais ci boppam le sénégalais lambda dafa bëgg solo le sénégalais lambda dafa civilisé le sénégalais lambda dafa bëgg lu rafet
le Sénégalais lambda dafa bëgg lu rare. te ñaw bu amul finition jaarul yoon Sénégalais bi léegi gëmatul loolu. ah man de bëgguma fil bu rëcc man boo may ñëwal ba fil bu rëcc sax dama lay xoolaat jëpp. mu ngi noonu. kon lu jëm ci wàllu professionnaliser liggéey bi. dafa daal di ñëw. par rapport ak exigence su clientèle bi mais exigence su concurrence bi. parce que tey jii nii bu fekkente ne dama ñëw ci Amadou Diop mu ñawal ma loo xamante ne rafetul. ah mën naa dem ci Yaay Ndiir wala ma dem ci Lamine. wala ma dem ci keneen. waaw. donc sama gis nga. Amadou Diop yow yàggaleel rek Amadou Diop yàggaleel rek Mamadou bu ko déglu yàggaleel loolu après lañ ciy ñëw yàggaleel Amadou yàggaleel Mamadou bàyyi ma waay Mamadou bu ma indi problème. Mamadou dama rey fii la may gaañ. Amadou yàggaleel rek Mamadou bu ma indi problème bëgguma coow nag. dama bëgg ay ree. yow waaw loolu la Mamadou bul yàq sama live sinon ma génne la. danaa si ñëw bu ma indi problème. danaa si ñëw waaw demal Amadou waaw demal waaw. danaa si ñëw waaye jotu ko ma nag jotu ko ma de. loolu nañ ci ñëw. xam nga moom maa ngi moom fi mu ne dañoo am contentieux maa ngi Mamadou dañoo am contentieux. ndax moom it dafa am loo xam ne xam na après lañ koy waxtaanee ci ginnaaw live bi. yow dama rek yow dafa am contentieux ak moom fi mu ne. en tout cas dafa bëgg indi problème. waaye baax na yow bu ko déglu Amadou yàggaleel ci li nga xam ne mooy ci si ak li nga waaw bu ko defee xam nga tonk nag ci côté national bi fii ci man dama naan ñaw dox na fi bu baax a baax. dëgg la développé na fi bu baax a baax a baax. dëgg la. li nga daan dégg ci ay ñawkat ak léegi dafa yokk bu baax a baax. liñ naan xam ba li nga wax sànq rek ku wàññiwul yokk wala ku yokkul wàññi. waaye dafa yokk bu baax a baax ndax secteur la boo xamante ne vraiment métier bu noble la parce que Mouhamed yére moo yéeme yére dafa doy waar. yére dafa doy waar damay dégg sama présidente fédération Sadia Gueye mu am baat bu muy wax toujours mu ne yére. waaw mooy loo xamante ne nii amul ku ko amul. ci këram ci armoire mu ne di nga xëy suba na tey du ma lire du ma xool la presse du ma lire journal. waaw. lire journal. di nga xëy suba ne du ma déglu musique. di nga xëy suba ne du ma nekkee mburu wala tey ji damay xëy suba rek woor. mais est-ce que sa juróom-ñaari xel may na la nga xëy suba ne du ma sol yére. amul de ku ko def xam ku ko def tëjum réew. ku ko def ñu dëkkal la fu nit ñi dëkkul de. waaye ku ko def tëjum réew. nee na yàlla bi nga xamante ne mooy suñu borom sax booy julli solo yére sax ndax soxlawul julli bi. wallaay wax na dëgg. am déet. yàlla bi ñu sàkk. booy julli solo yére soxlawul julli bi. ba pare tamit yére. dafa bëri lu muy déterminer. yére yaa ngi ciy xàmmee avocat. yére yaa ngi ciy xàmmee médecin. yére yaa ngi ciy xàmmee mécanicien. yére yaa ngi ciy xàmmee baykat. yére yaa ngi ciy xàmmee corps de métier yépp. te boo ko doon remonté tey ci maam yi démb. di nga gis ne yére dañ ci daan dem ba ci ràññeele les ethnies. waaw Salimata baal ma rek Amadou Salimata dafa mel ne nee na déggul mais li ma jaaxal xanaa moom rek moo déggul Salimata donc jéemal yokk sa écoute wala sa kii nga dégg parce que ñëpp ñu ngi dégg yeggaleel Amadou baal ma. waaw ma ne bu njëkk boo ko remonté si jamonoy ñoom maam. waaw. yére daan nañ ci xàmmee ethnie yëpp. buur muy couleur muy séeréer muy njaago muy mankaañ muy lébu ku mënti doon daan nañ ci déterminer yére daan nañ ci ràññee ba ràññee ci jigéen boo xamante sax duggagul ci néegu sëy. dëgg la parce que comprendre nga. yére dañ ci yooyu boo koy remonter yére dafa am lu mu daan représenté ci doomu aadama ba tey jii nii nag tey. bu am na façon solin boo xam boo ko solee rek ñu xam ci yow fan nga bokk. foo bokk waaw. donc yére mooy loo xamante ne yére noblesse la tey yére royal dafa am. reine Elisabeth tey ji boo ko xoolee bu génne nga xam ne lii reine Elisabeth la. du dëgg. tey ñëw nañ ba tey jii nii boo génnee costume africain.
costume africain sénégalais ñu ngi ci def lu doy waar. wallaay loolu sax Amadou man bëgguma sax nga laal ko léegi xam nga la moo tax bëgguma nga laal ko léegi. nañ dem. loolu waa Kova liñ ciy def actuellement ci réew mi man gisuma. ko ciy def waaw parce que lu tax loolu. Amadou li nga wax ci développement. xam nga nit ki dina la secteur bi développé na. nit ñi naan la waaw te gëmuñu ko. mais li nga wax ci développement couture développement mode Sénégal tey ci man pour man ci costume africain nga ci basé wu. tey dem na ci. ba ki nga xam ne moom mooy suñu international Sadio Mané mi jël ballon d'or bi keroog ba muy dem solul costume africain yi la sol. akama kontaan keroog. waaw ñëpp kontaan ah. ñëpp kontaan. akama kontaan keroog. te dama armé woon di ko xaar ndax moom dama xam ki nga xamante ne moo ko yóbbu bitim réew moom Sadio Mané. est-ce que. muy un grand ami bu tudd Pape Dieng nekk fii à Mbour. ma armé wu di ko xaar ne ko Sadio Mané bu sul yëre sénégalais. dinaa ko may trop. wallaay waaye ba mu génnee keroog képp kuy sénégalais kontaan nga. dëgg la. waaw ndax dafa génn rek ñu xam ne kii c'est un sénégalais. te nit ki gis nga yëre daf lay déterminer tey suñu réew tey doomu aadama tey ci suñu ci àdduna réew mu nekk da nga am drapeau. xam ne nañ ko sax nañ Sénégal bu baax gi vert jaune rouge ak étoile bu verte ba ci digg ba juróomi jam-jam yi mooy suñu xàmmee kaay waaye tey jii di suñu identité culturelle muy suñu style lu ñaw dafa mel ni ceebu jën rek ci diggu Afrique. wallaay waxate ko ceebu jën de foog tuddee ñoo la Sénégal. waaw damay teg sama loxo parce que su ma développé dinañ génn pour ma dellu si tuuti ci biir Sénégal. waaw léegi ba tey ci moddu fii ci réew mi ba tey ñu jóge ci li nga xam ne mooy secteur informel waaye jàll ci li nga xam ne mooy tissu yi génn ci li nga xam ne fa nga njëkk a jaar muy formation bi am solo bi mais tey ma bëgg a ñëw ci li nga xam ne mooy ñun sénégalais yi est-ce que ñu ngi consommer local est-ce que tey yow yaa ngi gis carrément que ni sénégalais yi léegi ñu ngi changé tey ci wàllu mode tey di solu ni li nga xam ne seen réew fii lay bàyyeeko. xam nga sa turandoo bi mooy sonal fii rek ci sama wet. waaw na def lu ko neex Seydina Mohamed. waaw na def lu ko neex Kor Racine. xam nga boo bëggee dégg-dëgg. culture sénégalaise am na développement bu baax a baax. ndax mooy li ma la sànq rek dafa accordé. mooy Sénégal dafa bëgg a ñëw te soo bëggee ñëw. ñëw sénégalais bi moo la koy ñëwal. tey mënuloo bëgg ceebu jën di seeti ji chinois wala nga ab tubaab wala beneen kii mu la koy ñawal. dëgg la. mu la koy toggal tey ceebu jën. mu la koy toggal waaw sénégalais moo la koy toggal. tey am na loo xamante ne tey boo ko bëggee ci ñaw fii Sénégal rek nga ko mën a amee. le sénégalais ci wàllu ñaw dafa am xarañte bu mu ci uti ji muy professionnalisme bien que nag maa ngi leen di insinuer encore. ñu gën a yokk professionnalisme bi. waaw gën a dem góorgóorlu. waaw ñu gën a dem góorgóorlu mais man gis naa ne yokkute am na ci côté professionnalisme couture. parce que ñaw bu njëkk ba ak ñawu léegi y a une très grande différence. waaye baa jëm boo seetloo sa Oba Sanjo yu njëkk yi ak costume africain tey jii daal di jooy mais sa bopp démb. bokkatul waxuma la dara waaye tubéy bi da doon mel ne morceau febeeru kaay. sama yenn demi saison yoo xam dama koy génn rek jooy surtout boobu ñu doon def virgule bi ci poche bi daa mel ne bi ci poche angle bi nii. gars yi kay façon bu ne lañ ci doon def waaye nag li nga wax mais ba tey Amadou fi ma bëgg nga laal mooy est-ce que tey sénégalais tey ñi ngi koy consommer niñ ko war a consommer foofu laa jëm déggoo nee naa la ma ne la Mouhamed sénégalais dafa bëgg solo. waaw sénégalais moo bëgg solo. te li mu bëgg sénégalais moo ko koy defal. donc gars yi ñu ngi koy consommer. dëgg la lu tax tey jii nii ku jug ubbi atelier. waaw. la demande est là. waaw. et la demande est forte aussi. dëgg la wax nañ ko parce que tey jii nii bu événement jotee. da nga gis couturier yëpp dañuy surchargé. daal di fanaan. fees del moment bi koo ci daan oo daf lay wax ne instant bi nii. jëlatuma commande. jëlatuma ñëw waaw.
du dëgg ah donc du coup ah xam nga ne ñaw dafa am niveau boo xamante ne tey jii nii racine la de sa jabar ji la mooy nekk doon sama wet noonu waaw loolu doom ji loolu dara néew ci waaw loolu dagan na léegi ñëwal ci seen ñaw ak niveau am ñëwal ci ñaw ak niveau am Amadou waaw fi nga yemoon waaw bu ko defee niveau bi doon foo xamante ne tey ji booy gëstu nga ne naa réfléchir il y a 10 ans ou bien 5 ans de cela bu doon amoon nañu ay xaymakat yoo xamante ne taxaw na dañ la wax ne yokkoon na de 60 à 70% ci 5 dernières années yii nii boo doon wàññu butiku prêt-à-porter yi daan def butiku prêt-à-porter yi daan jóge bitim réew ak boutique yi nga xamante léegi prêt-à-porter yoo xamante ne réalisation couture sénégalaise nga fay fekk grande différence bu njëkk boutique prêt-à-porter yi nga daan gis yëpp ay yére yu daan jóge bitim réew la mais léegi dama kontaan su ma gis ay boutique prêt-à-porter ñu def ay tenues sénégalais réalisées ici au Sénégal bëri na ci lu ci mel na Kova nga xamante ne tey jii nii état bi bu ñu gëmoon tuuti rek liggéeyaatal ñu ay industrie textile nga xamante ne tissu yi fii lañ koy jëli fii suñu réew waaw kay kon dootuñu jéggaane tey ci dara laal nga parce que tey jii nii ba fi ma waxee yow nii amatuñu usine buy liggéey tissu amatu fi donc manque à gagner boobu noonu maanaam tey jii nii li ñuy liggéey ñu ngi koy joxe ñeneen tey wàllu tissu Sénégalais day dem jënd tissu bi dañ ko importer da ko importer kon ñooñu la may xaalis mais Sénégalais bu fekkoon te dafa am tissu bu usine yoo xam dafay liggéey tissu fii tey xaalis boobu tey ñu defar tissu fii suñu dëkk ñawee ko fii jaayee ko fii wala ay nit sax ñëw di ko jënd fii di jël di yóbbu di jaay waaw loolu développement la dëgg la développement te tey jii nii tey jii nii xoolal tey Mouhamed Mbaye bi feebar bi ñëwee waaw am na lu bëri yoo xamante ne tey jii nii xëñ na Sénégalais yu daan dem bitim réew di ko jënd ji tey mais tey instant bi nii ku soxla yére boo sol di nga dem ci ñëwkat Sénégalais yi wallaay fii rek ndax yére duggatul de yére duggatul fii rek keroog ba bërka dem moo njaay ñu ngi naan tey jii nii bu ñu xoolee tey feebar bii ñëw tey ji daanu suñu kaw bi ñuy soxla waxu masque mënuñoo jële ji benn masque bitim réew Sénégalais yi nekk fii sama genre ñi ñoo koy ñaw wallaay nga dëgg man damay fier sax ba ci keroog gis naa fi nga xam ne mooy TF1 def ci non France 24 gis naa mu def ci benn reportage bu am solo nekk vax yi nga xam ne moom la ñuy sol fii Afrique moom la gars yi di def léegi masque ñoom aussi bitim réew ñu koy def mu nekk fierté bien sûr waaw bien sûr xam nga donc tey sénégalais ñaw yàlla daf ko ci may ci Afrique ma waxaguma le plan àdduna de mais Afrique fii ci Sénégal fii sénégalais ñoom si boppam ñoom bëgg nañu xëy na nag avant existé wul woon manqué woon na mais bi ñu demee ba gis ne fii ci dëkk bi fii actuellement Sénégal ñu góorgóorlu bu baax a baax dëgg la ndax àdduna moo développé woo télé yi bëri nañu réseaux sociaux bi ñëw na lépp ñu ngi koy gis ni te Sénégal dafa bëgg lu baax mooy li ma waxoon sax moom laay waxaat tey jii tamit ñu gis ne bu événement jotee da ngay gis ñun ñëpp dañuy arrêté jël ay ñaw di nga gis ñoo xam ne solo ñu la demande est forte dëgg la bëri nga événement jot nga gis ku la ne sama ñaw parewul waaw sama ñëw parewul dëgg la di nga gis ba gis suñu boutique yu jaay suñu ay prêt-à-porter yu ñëwoon ba tekk ba nit di la woo à la dernière minute ne dama bëgg jaay nga boole ma ak moom jeex na dëgg la te bu ñu fàtte tamit consommation bi dafa am fii ci dëkk bi mais yeneen dëkk yi dañuy ñëw di jënd fii di yóbbu bu baax a baax man dañuy ñëw di jënd fii li muy ñaw amul dara lu muy jaayee fii Sénégal li muy ñaw yëpp daf ko exporté di ko yóbbu Mali di ko yóbbu Côte d'Ivoire ci sous région bi Côte d'Ivoire bi nga xamante ne ñu nag ñoom ñoo koy joxante Mohamed bu kii amoon bu Siravision amoon wala fashion wala Simot wala fashion bi waaw xam nga pays africain yi dañuy daje
est-ce que xam nga ne ñun Sira Vision xam nga lu ñu ko tuddee woon. Coupe d'Afrique. ah oui. Coupe d'Afrique la ñu ko tuddee woon. mat na ko de. match la daan doon match final la daan doon. wallaay entre Sénégalais ak Ivoiriens yi. defante gu metti. non Mouhamed final la daan doon laa la wax. li lay won ne tey jii nii li tax tey jii nii ñuy wax ñaw concurrence dafa baax. tey Amadou Diop bu doon dem Sira Vision lu mu xam ci création da koy def. ndax dafa war a da waxuma la da ngay njëkk daje ji ak sa ay nawle. ñawkat sénégalais. nga war dem daje encore sa ay nawle. ñawkat africain. nga war a dem imposer wu ji. il faut nga nekk ci à niveau. il faut que niveau bi taxaw bu baax a baax. dafa Sira Vision. grande soirée bi final bu mag ba tuuna daaw fa défilé. ñu nag suñu nawle africain yi bu ñu daan daje dernière soirée bi. c'était la grande finale. dañ daan wax coupe d'Afrique finale lañ daan kii. daawuñ leen may dara ñun tam daawuñ may dara bu ko defee ne buñ fa jógewaat bu ren bi bu déwén dañ koy commencé waat préparer waat à partir d'aujourd'hui. ci ma duma bàyyi sama camarade styliste la. yaay la même chose ñoom Thiané Diagne Lamine Diassé sama nawle yooyu yëpp li may wax ni tey jii nii bu ñëwoon fee dégg ma tey ji dañ koy dëggal. defante bu métti la woon. bu méttee métti mais loolu noonu yëpp loolu moo lay wan ne développement am na. développement am na bu baax a baax. te buñ daan jógee fii tamit Sénégal di dem beneen pays africain noonu lañ daan doon dañ naan les Sénégalais vont venir dañ ñuy xaar. dañ leen di xaar waaw ndax ci seen ay baax a baax lan la ñuy indi lan la ñuy indi waaw lan la ñuy indi lu ñuy indi. voilà donc loolu moo lay kon man pour man développement sur le plan national bi am na bu baax a baax mais est-ce que suñu autorités yi ñu ngi koy exploiter comme il le faut. waaw ci xam nga pour dëkk bi mais bu fekkente ne population bi le Sénégalais lambda. waaw mu ngi koy jariñoo bu baax a baax. xam nga ndax sa quartier. xam nga sànq sa Mamadou laal na quartier koñ bi la gën a sori. tey moo la gën a bëri ay tailleur. ba sànq rek bi ma dogoo pare ma ne tey jii man. xam nga lan laay jooy instant bii nii. man xaatuma sama bopp ci problème Covid bi actuellement. par rapport ak ay ñaw ak demee noonu. mais xoola Mouhamed Mbaye. centre commercial yeeg marché yi am. dëgg la te actuellement ñu tëj marché yi. ñu ne kii Mouhamed di ma baal mu nuyu sama benn frère. mu dugg léegi muy Pape Thiaw l'international sénégalais Pape Thiaw. Pape Thiaw ñu ngi koy ziar bu baax l'international sénégalais 2002. moom waaw nga muy nuyoo noonu. borom talonnaat ba. mu ngi noonu voilà mu ngi noonu. magi Ndiasse Thiaw. mu ngoog très bien. Chéri Aram. waaw ñu ngi koy ziar bu baax. Chéri Aram sama frère bu baax ak noonu. mu ngi noonu Amadou. ak Pa Assane aussi. ñoom ñu ngi leen di ziar mais Amadou di nga ma baal ñu dagg direct bi. daal di duggaat parce que lu tax ñuy duggaat mooy def mat 1 heure de temps. te daanaka man ak Mamadou li ñu tënkoon dañ ne ci 1 heure de temps la ñuy waxtaan. mais xam nañ ni waxtaan bi du ci xaj donc xam naa ne dinañ ci yokk rek dinañ ci yokk luñ ci mën a yokk nag dinañ ko ci yokk. waaw di def ci benn 30 minutes rek. waaw kay waaw après ñu wuy tamit ñi nga xamante ne sont en ligne duñu déggee tamit foog ñu wax di poser ay questions dëgg la mënul ñàkk. ayca léegi kon nañu dem dikkaat daal di dagg live bi. incha allah du ko yàq bu ko defee voilà yeggali ko ak ànd ak amoom. incha allah une fois Amadou Diop Da Fashion bu ko defee rek ñu daal di ñëwaat dagg li nga xam ne mooy live bi. ñu ngi ñëwaat ànd ak moom pare guñu ndax li ñu war a waxtaanee bari na domaine yi ñu war a dugg man xamoon naa ni li duuf ci nag bi du ci xajandoo waaye nag mi ngi noonu mënut a ñàkk encore une fois Pape Thiaw l'international ñu ngi lay nuyu di kontaan Thiaw bu baax a baax di am mbégte donc dem dikkat du ko yàq.